KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullah waa Kër Moussa man la Malick Diouf secrétaire général mouvement Sàmm Sa Moomeel waaye nekkoon aussi candidat à la mairie de Kër Moussa ci bannière coalition gox yu bees ñëw tey rek bëgg a waxtaan ak yéen ay points yu bëree bëri waaye damay commencer baalu ci occasion weeru koor bi ñu nekk baalu ñëpp ñi seetaan Koma TV ñi seetaan suñuy page Facebook wala bokk sur WhatsApp ñu baalu leen bu baax te di leen baal di ñaan yàlla weer wi sell bii ñu dugg ba ci waaj a génn semaine yii lépp luñ ci ñaan rek yàlla defal ñu ko damay jàpp ne ñaan ci ñaar lay dem li ñuy xëcc pour mu ñëw wala li ñuy dàq pour ñu bañ a gisante ak moom wala bañ ko dégg ñaar yooyu yépp yal na ko yàlla def ci barke weeru koor bi surtout semaine bi ñuy dugg muy semaine guddik laylatul xadri yàlla nangul ñu lépp waaye def jàmm ci réew mi Sénégal def jàmm ci àdduna bi yépp fépp foo xamante ne nit a nga fa yàlla aar la sàmm la vraiment di wax ne Koma TV dañuy rafetlu liggéeyam parce que liñ fay am intervention des fois bari na waaye liñ koy seetaan muy jël ay image yoo xamante ne yu am solo la ci commune Kër Moussa wala Sénégal de manière générale yu am solo la te toujours dañuy sawar di leen seetaan vraiment Omar Barham dañ lay féliciter ci taxawaay boobu féliciter aussi équipe bi nga xamante ne ñoom nga ci àndal yépp di wax ne bëgg nañu waxtaan ci après élection yi taxawaay bi ñu amoon ak bi ñu am bëgg nañ ci waxtaan ci wàllu terre bi nga xamante ne jaar na suñu gox di commune Kër Moussa bëgg nañu waxtaan aussi ci wàllu foncier wala restructuration bi nga xamante ne ñu ngi ko fiy wax bu ñuy tëj nag dugg ci élection législative yi nga xamante ne moom la ñu jëm ban taxawaay lañ ci fas yéene am loolu daal moo nekkoon tàmbali bi di la ziar bu baax Omar vraiment di la remercier di ñaan yàlla aussi lii ngay liggéey nii yàlla yëkkati ko ba ci kaw a kaw ci barkeb weer bii ñu nekk nii jërëjëf. après élection yi. ginnaaw ba nga xam ne jàll na aussi. yàlla def lu ñu def ngeen ci jàll bi ñu dem. par rapport ak élection yi. di aussi waxaan ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak yow ci liggéey bi. waaw merci question bu am solo la parce que dañu àndoon ak ñoo xamante ne. du suñu jëmm moo leen intéressé mais projet de société bi nga xamante ne moo ñu taxoon jóg moo leen intéressé mu ci am ñoo xam ne vraiment fiñ ci féete man mi ñu jiitaloon sax dafa mel ni ñoo ma ci raw vraiment su ma limee mën naa bàyyi ay nit waaye ñi nekkoon sur le terrain xam nañu seen bopp bu baax a baax ki ma ci njëkk li muy Cheikh Omar Diouf de Landou taxawaay bi mu ci am macha allah. les dames du mouvement foofu tamit su ma limee mën naa bàyyi nit seen taxawaay vraiment jéggi na dayo waaye di lim waa diaspora bi aussi dafa di ñoo xam ne ñu ngi ci àll bi waaye seen xel yëpp mu ngi seen ginnaaw taxawaay biñ ci war a am te ñu gisoon ne ñun projet bi ñu ànd tëgg ko ñun ak ñoom moo gën ci commune Kër Moussa ñun ñu ànd ñooñu remercier leen mënul doy waaye remercier aussi sama famille samay frères yi ñoom tamit vraiment ku nekk fa mu ci féete def na ci yitte boo xam ne vraiment dañ leen remercier waaye remercier aussi jigéenu waa Kàccalik ñoom aussi bu ñu gañee Kàccalik largement nee naa la ko sànq du ci man mais seen taxawaay la parce que ñoom ñoo tax ñun ñu ñeme loolu mooy dem ba ci dëkk yépp Kër Moussa yépp même fi ñu am zéro voix laa la wax taxawaay bañ fa demee ba ñu gis xëy na discours yu wuute
ñu dégg beneen discours bu dul suñu bos ñooñu dañ leen di remercier ndax dafa am liggéey boo xam ne dañ ko ànd ak ñoom mu guddi lool mu naajoon lool waaye sacrifice yi ñu pare woon pour def ko te def nañu ko macha allah. mu am dëkk yoo xam ne vraiment damay am sax kerse di leen wax mooy seen taxawaay ci mbir mi premièrement muy Landu ba nii su ma fi duggee dafay mel ni élection yi suba la muy xale muy mag ñun dañ leen di féliciter bu baax a baax féliciter waa Suun féliciter waa leen remercier leen bu baax ci li ñu liggéeyal ci élection yi waaye liggéeyuñu ko ndax Malick wax naa la ko sànq ñun fu ne ndaw ba fa nekk moom moo fay Malick ñun noonu lañ doon doxee moo tax commune Kër Moussa yëpp sama xel day dem ci ñëpp mais mënoo lim ñëpp ma ne la fi ñu am 0 voix fi ñu gagné fi keneen gagné fi ñu nekk ndaare fi keneen nekk ndaare même pied d'égalité remerciement lañ leen amal parce que dem nañu fa tànkal leen lool ak suñuy rajo suñuy discours wala heure bi ñuy ñëw parce que daan nañu guddee ñooñu dañ leen di jéggalu bu baax ndax am na àq nag ku ko wax ak ku ko xam am na àq wax leen ne nag détermination ba ñu amoon taxawaay ba ñu amoon nekk ndaw am vision pour suñu gox moom la ñu continuer di am moom la ñuy taxaw fu ne ñu nekk fi ñu ñàkk fi nekk ñu mën ñu ñàkk mën taxawaay boobu la ñuy amee fépp te ñu gis ne wala ñu jàppoon ne changement ci ñaar lay tegu soit nga am ñaari wala nga am benn mooy ñu changer l'équipe municipale bi fi nekk indi beneen équipe doxalin bi day daal di changer wale wala boog bu équipe bi changer wut pe amut doxalin bi faaw ñun ñi nga xamante ne am nañu beneen gis-gis bu dul ak ñi fi nekk ñu changer doxalin bi ci taxawaay bi ñuy am te taxawaay boobu la ñuy continuer di am taxawaay boobu mooy lan ñun la ñu gisoon ba sol suñuy dàll di wax ak waa Kër Moussa di dox ak waa Kër Moussa ba yegg fii ñu ne tànnuñu leen waaye tànn ñeen nañu keneen loolu dara du ci changer la ñu gisoon dañ ko gën a renforcer mooy que ne loolu taxuñoo décourager parce que li ñu gëm mooy que ne commune Kër Moussa loxo yi mu nekk baaxut te du mus a baax ñii jëmewuñu fenn amuñu vision pour commune bi amuñu compétence bi te ñoom jiiroo wala seen yëfu bopp boo leen gisee nga xam ne moo leen tax a jóg waa fa dëgg yàlla boo leen gisee seen taxawaay ak seen demin nga xam ne moo leen tax a jóg te ñun yooyu dañ cee nekkul coow li bari na waaye li may wax di ko répété képp ku àndoon ak ñun te Kër Moussa tax Kër Moussa gi fi ñun dañu mus a nekk dans l'opposition bi ñu créé le mouvement ànd taxaw sunu gox mars 2019 ci la ñu nekk ba léegi damay dégg ñu ne Mamas dem na Benno Bokk Yaakaar wala mu ngi ci maire waaye yow loolu wax jooju jaaxaluma parce que fa mu jógee xam naa ko bi ñuy créé le mouvement ànd taxaw sunu gox dañ fi fekk Benno Bokk Yaakaar fekk des partis yi nga xamante ne nee nañu ñu ngi ci opposition mais kenn affiché wul woon kenn waxul woon maanaam dafa mel ni benn terrain la boo xamante ne kenn moo doon football mooy ñi nekkoon kii parce que amul kenn ko doon yëngatu dans le sens de l'opposition en 2019 laa wax Pastef juddu di activé wu PUR nekk fi voilà PDS c'est-à-dire c'était une opposition boo xam ne voilà silencieuse bi ñu jógee créer le mouvement ànd taxaw sunu gox ñi taxaw tey di wax ne mouvement ànd taxaw sunu gox Benno Bokk Yaakaar la bokk ñooñu ñoo taxoon wax ne mouvement bi du am politique day nekk un mouvement apolitique. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement apolitique ñun vision bi ma am mooy kuréel bu ñu koy taxawal pour gox mu wax ne du politique kuréel boobu c'est morné jarul sax muy jóg parce que tey c'est bien la société civile très bien même c'est bien ñi wax ne
ils sont en politique wala politique duñ ci wax duñ ci def duñ ci dox mais ñun suñu conviction mooy que ne fii liñ ci décider lii suñu gox laaj tey commune Kër Moussa lépp politique moo koy décider politique moo koy def politique moo koy organiser politique moo koy exécuter te ñu gis nañ ñi nekk fii li ñuy def baaxul nga ne non non dañuy créer mouvement mais day nekk à politique ñun loolu duñ ko def ñu dem ñu bokk ak moom ñoom nekk dans l'opposition ñu def ay tappale man moom duma ko nëbba dama amee samay principe bu ñu waxee ne weex na weex mais bu fekkente ne boo ñëwee ci man lu weex la nga may wan boo demee fële jénnee yeneen couleur su ma découvrir ne li nga may wan fii ak li ngay def fële bokkut moom ñun dañuy tàggoo ba ñu mën a juboo voilà parce que tamit c'est pas figé c'est pas absolu ñooñu nga xamante ni ñun ànd nañu mu tas ñooy wax ne Mamas dem na Benno Bokk Yaakaar man politique ba fii c'est au niveau local laa ci doon def ñun ñu ngi waxtaan dinañu def un grand rassemblement pour choisir un parti def ba politique ci biir benn parti boo xam ne ñun duñ fa nekk comme yi ma gis ñi nekk ci parti yi bokkoo ci benn instance ci parti bi doonoo fa dara yaa ngi commune Kër Moussa kese ma ne man maa ngi PS wala man maa ngi nangam wala man maa ngi nangam nga toog rek man ñi ma gis fii ñu xaw a yëngatu ci ñu ngi ci parti di ci dund mooy benn Pastef jeunesse bi ma fi gis beneen bi mooy PUR mais yi ci des yépp man dama leen gis ñoom ñu ne maa ngi tel parti mais à la limite instance u parti bi pas au niveau national au niveau régional Thiès fii wala départemental doonuñu fa dara te nit commune Kër Moussa dafa war a gis boppam au niveau départemental dafa war a gis boppam au niveau régional ba ci au niveau national parce que amuñu tous te loolu li tax amuñu ko ñàkk taxawaayu politique moo ko indi ci sama xalaat donc gis nañ ne war nañ ci am taxawaay moo tax on est dans l'opposition on reste dans l'opposition parce que dara fëkk ñu ne nag man duma lim tur élection yi ba mu passé ñii di wax nii muy côté Benno Bokk Yaakaar muy côté suñuy opposant parce que ñun la ñu teg seen opposant bu ñu bëggoon dem Benno Bokk Yaakaar kenn baarewul bunt bi mais suñu idée ñoo bokkul wax fa dëgg yàlla ñii ma gis fii ñun bokkuñu xalaat bokkuñu doxalin bu doon suñu intérêt kese la ñuy def élection du ñu fekk amuñu parti au niveau national mais tamit bu fekkente ne politique dañ koy def comme ñi ñëpp di ko defee man je préfère bàyyi la politique tappale complot fële fexe ba jàllale kii naj kale bu fekkente ne noonu lañ koy defee vraiment man je préfère moom voilà arrêté ko foofu quoi. waaw merci Omar question étudiants yi maanaam éducation bi de manière générale sax fii ci commune Kër Moussa lu ñu war a waxtaane la parce que tamit waxtaan wax dëgg ci la compétence collectivité territoriale bii di commune ci wàllu éducation mu ngi yem ci école primaire préscolaire ak daara voilà ak boo ko moderniser ak lu mu mën a doon mu ngi fay yem waaye tey bu ñu waxee maire bi ne sa compétence wala l'équipe municipale bi fi nekk mu ngi yem ci primaire defaral école yi fexeel ndaw yi jàng wala conditions yi na fi nekk encore une fois ñu wax ne doo dem benn école boo xam ne dinañ la wax ne de 2002 ak 2022 ça fait 20 ans mairie commune Kër Moussa ancienne communauté rurale moo ko tabax collecté ko équipé ko loolu doo ko fa gis jàpp ci entretien bi jàpp ci rénovation bi doo ko fa gis voilà pour wan la ne seen compétence sax defuñu ko voilà mais dañoo war a dépasser foofu tey commune Kër Moussa société yi fi nekk entreprise yi fi nekk budget bi nga xamante ne moom la ñu teg ci loxoom possibilité am partenaire war na ko mën a defal ba élève bi préscolaire wala daara ba muy jóge ba mu nekk opérationnel moom loxoom nekk ci moom ci comment moom lañ doon def étudiants yi gis nga logement étudiants yooyu ça a commencé en 2010 boobu ñu ngi université moo amoon ñaari kuréel muy SECODECAM muy étudiant Kër Moussa yi ak étudiant amicalu Palor yi ku nekk waroon am logement mais c'était hyper politisé loolu moo taxoon commune Kër Moussa moo njëkk am logement lu yàgg sax amicalu Kër Moussa moo njëkk am logement lu yàgg sax
amicalu Palor doog am logement lu yàggut te dama jàpp ne bu fekkente ne yéen a ngi fayal étudiants yi di dem ba benn instant élection yi ngeen gagné ko ñëw rek dama bant bi ne dootuñu fay ba ñu toroxal étudiants yi génnee leen ba ci Ndar kàmm jox leen délai joxaat leen délai ba génnee leen loolu du cëru commune bu ñu taxawee mu ne lu ma neex la fonds propre la dugg na fii génn na fii non yow amul fenn fooy xëy le maire lay wax fenn fu muy xëy di fa daan dooleem ñu koy fay pour mu doxale ko commune Kër Moussa partenaire bu ko amee c'est parce que dafa sol mbubbu maire commune Kër Moussa ay société bu ñu fi ñëwee buñ ko dégloo c'est parce que dafa sol mbubbu commune Kër Moussa mooy yi ciy génn nag da ko war a def ci doomu commune Kër Moussa daf ko war a def ci éducation bi daf ko war a def ci santé bi daf ko war a def ci désenclavement bi daf ko war a def ci ndox mi daf ko war a def ci mais bu taxawee ne man daf ma neex man maay def li su ma neexoon c'est faux, c'est un faux débat da ko war a def c'est une obligation te loolu jàpp nañ ne du amaat ba muy am ñañu mën a waxal mooy les amicales leur président parce que bëgguñu woon génn ñu ne ñu ngi koy politiser ak yooyu noonu lañ ca mën wax nañ ko parce que tamit wax naa la ko ñun mouvement lañ taxawoo ñu yor budget dañuy wax juste selon li ñu xalaat mais aussi def selon suñuy moyen bu laajee mobilisation ñu dem ca étudiants yi muy amicalu Palor muy amicalu Kër Moussa wax naa ko bi ñuy def des tournées de sensibilisation au niveau de Xinin war nañu dem sax ba xam ne tey avec société yi fi nekk ñu porter benn plaidoirie boo xamante ne étudiants yooyu dañ leen di coopter pas ci dynamique politicienne mais am na ci ñoo xamante ne c'est des environnementalistes am na ci ñoo xamante ne c'est des sociologues am na ci ñoo xamante ne c'est des géographes yooyu compétence boo bëgg am na commune Kër Moussa te société yaa ngi fi yi fi nekk ak yi waaj a ñëw TER bii di ñëw nii SIMAF bii di ñëw aéroport bi fi nekk Dangote bi fi nekk 3MD bi fi nekk société yu bëree tey war nañu mën a am benn waxtaan ak société yooyu ba Kër Moussa di ci gis boppam par exemple damay wax ne tey Dangote bu fekkente ne dafay génne ay billets Makka di ko joxe kay génne billet Makka di ko joxe nekk ci dans sa responsabilité sociétale de l'entreprise mën na def la même chose bu fekkente ne am nañu autorité bu mën a porter loolu pour que ne mu am des bourses d'excellence pour suñuy élèves yi d'abord pour suñuy étudiants yi mais loolu aussi mën na appui bi ñuy def ci poste de santé yi fi nekk félicité waa Dangote yi nga xamante ne ñu ngay construire nañu déjà maternité fële def nañu ko Pout def nañu ko Kër Moussa félicité leen ci dynamique boobu taxawaay boobu la ñu war a am mairie bi koy def mais loo fi gis ñoo xamante ne njaay suuf rek aywa terrain vraiment c'est désolant vraiment organiser ndogu inviter nit ñi c'est bien mais jàpp naa ne réew mi fi mu toll commune Kër Moussa fu mu toll tal nañu leneen lu dul organiser ndogu quoi ñun joxe nañu kenn yëgut ñoom ñi ñu jox bu ñu ko waxut kenn du ko xam bu fekkente ne yàlla la tax a def ci profité ci occasion bi wut tuyaaba ñun def nañ ko am na ñoo xamante ne suñ téléphone lañ jël li mouvement bi am akastut jox leen ay kilifa lañ ay jeunes lañu comme ñun ay mag lañu ñu jox leen booluñu ci coow parce que boo waxee dafay mel ni parce que yow amoo mooy moo tax defoo ko ñun def nañ ko à notre manière parce que ñooñu xam nañu ñun ñu xam jàpp naa ne ku bëgg a defar dëggantaan te di def te yàlla tax jàpp nañ ne yoon boobu moo gën a jàppandal ci ñun te noonu lañ ko defee parce que biñ koy def guddi bu ñu dogee ba pare jullit timis laata la ñu taal ñaari oto dox ci ñi ñuy dox jox leen ñi nga xamante ne sori nañ ñu mënuñu dem ci ñoom
ñu envoyé leen mais loolu moo gën a yomb quoi xoolal ki nga woo ndogu mu jóge Kaacalik di dem Tugani kalando 2000 francs ndogu loolu ndogu na xëdd na 2000 francs yi ndogu na xëdd na ndogu nga ko woo mu fay kalando 2000 francs pour dem à la limite ban njëriñ la am alors que problème yi nga war a taxawu kooku pour sax moom mu amal boppam ndogu mu ngi sa loxo nga téye dinañ ci ñëw nga bañ ne doo ko libéré liggéeyaloo nit ki di ko révélo pendant 20 ans nga ko continuer di ko révélo yi muy wax suun nag vraiment du ma wax ne du dëgg waaye yàgg na ko wax école primaire suun fa laa jóge léegi fekk naa fa suñu papa Saliou Diouf muy defar benn toiture classe bi nekkoon classe CM2 yi bi ñu fay jàng boo fa demee doo fa gis benn moyen boo xamante ne mairie ba la jóge wala communauté rurale ba jóge école boobu moo jiitu fii yëpp ci daanaka ci commune Kër Moussa bokk na ci école yi jiitu école bu ñu tabax tous après les indépendances ba léegi mënul am collecteur boo waxee ne danañ ko collecter dañu ñaan yàlla mu am mais nag personnellement nag vraiment yàgg na ko wax du tey la ko wax yeneen yi aussi du tey la ko wax bëgg nañu ñu def ko ñun bu ñu amoon pexe def ko ba foofu am sax bibliothèque pourquoi pas ba am salle informatique ndax am na courant yooyu yëpp c'est des possibilités yoo xamante ne mën na ko bañee comme moom fonds propre la tuddee boppam mën na ko bañ a génnee ci budget bi mais yëf yi partenariat la commune kenn mënu ko doxal ci budget bi ñu la votel kese déjà pour nga décaisser sax pour yow nga am benn projet décaisser ko procédure yi kese yàgg bi muy yàgg boo amul partenaire vraiment pour nga dem du kii te kii dafa limité wu vraiment liwam yëpp xam-xamam yëpp yem na ci diggaate ak mbiru suuf waaw c'est de la politique kay maire politique lay def te mën na ko parce que yàgg na ci lool mais suun nag waa suun dañ leen di remercier bu baax a baax suun ba muy suun élection di fa am ak dëkk yu bëri surtout particulièrement zone sud bi sax gagné woon fii équipe municipale bi fi nekk wala gagné woon fii le parti au pouvoir du woon lu yomb waa suun particulièrement la jeunesse bu ma waxee fii wax fële Bagala Jogul Fam Diaraw Fam Bet ñoom ñëpp sans exception taxawaay bi ñu am suun gëm ne kenn deetu leen jaay benn projet boo xamante ne xam nañu ne lii c'est pas réalisable c'est pas réaliste illusion la à la limite taxaw wax ne ñun ñooy décider suñu bopp ñooñu mën nga organiser lu ne jàpp ne yaa ngi leen na mais nit ñi weesu nañ foofu waa suñ kenn gënu leen xam seen bopp comme yeneen dëkk yi nekk commune Kër Moussa kenn gënu leen xam seeni bopp moom bu ko neexee na sol grand bu ba ñëw wax indi ku ne parce que moom mooy maire mën na woo ku ne kooku wuy si ko maanaam ci kilifa muy côté diine muy côté état muy côté nangam bu ñëwee di leen indi bu leen indi woon Kaacalik sax mu gis nit élection bu jotee nit ñi xam nañ ne kii demut musut dem comme ñoom fa su ñëwee ànd ak moom parce que taxawu leen ci lenn suun école ba na mu meloon la fay ci changement mooy école yi japonais yi doon maye école yi ñu jàngee woon ñun classe yi ñu doon jàngee woon su ma demoon mën naa la wax ne suñu banc bi la nekkoon banc bi pax yi mu gasoon mu nga fa ba léegi defu ci tous suñu école Kaacalik fii nee na def na ci 10 millions naa ko wax na ñëw contrôler ko parce que tamit ñun ci suñu bopp étude bi ñun ñu ngi koy def mais ñeme naa ko wax ne 10 millions ou mairie bi duggul école Kaacalik 10 millions mairie bi duggul école Kaacalik te loolu ci ay fan yu néew lépp dinañ ko démontrer wax ko zinc ñaar lay jar ak ñaata zinc lañ jënd wax ko poto yu fer yi lan lañ ci def parce que classe yaa ngi ne le kenn deful finition yi parce que gagné nañ ko Kaacalik dem nañu yóbbu dégg naa yóbbu nañu sax yenn bagage ya fa desoon ñun ñoo génnee xaalis pour defar marchepied yi parce que booy yi bu ñuy dugg dañuy faxastalu daanu te loolu wóoratul semaine yi passé lañ ko def ñun ñoo ko defal suñu xaalis te ñoom nee nañ def nañ ci 10 millions defuñ ci 10 millions te liñ ci def sax xaajut 10 millions loolu dinañ ko indil les preuves. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer